mbokk yi fan yee ca gannaaw woowoon ngeen ma gannaaw bi mu toogoon jàpp sama njàmbur nekk ci leneen woowoon ngeen ma ci waxu Abu Amir Al Sultan ñii ne nañ ko His Excellency Abu Amir le haut représentant ci li mu yëgle woon bu Mohammed Ben Salman bu Arabie Saoudite bi ngeen ma woowee ci wax ji parce que nee na man maa ñëw boot xeexu jàmbur maanaam dafa mel ni Babacar Touré nit ñi dañu am seen coow ñu ne ko kaay nga attaqué Abu Amir nga yàq deram bi ngeen ma ci wooye nag ci tàng-tàng bi am na lu ma leen jot a wax sénégalais yu bari taxaw ngeen ndëgëm waajooju nee nañu won na leen ay audio waajooju won na leen ay hôtel waajooju won na leen ay bërëb yu baax yi nga xam ne demoon na fa juste pour asseoir li nga xam ne mooy idée bi ni moom ku mën a génne Sénégal ci guuta yi la comme ni ma ko waxee Abu Amir man jotewu ma dara de personnel ak moom dafa fekk dama di journaliste d'investigation su ma fekkee loo xam ne dafay indi jëya dafay indi fitna ci askanu Sénégal wala ci ay autorités sénégalaises wala ci doomi Sénégal dafa di sama wareef ma taxaw gindi askan wi expliquer leen lan moo xew tax na wax naa leen c'est le premier milliardaire en tout cas de l'histoire du Sénégal bu nu gis muy def live di jokkalante premier milliardaire ngeen jàpp benn waxoon naa leen ne leen ba keroog adduna bi di jeex en tout cas ba keroog ba may wax su ma nee ba keroog muy dee peut-être damay xaabaabal mais ba bés bi tey may wax ak yéen nekk ajuma di le 19 juin 2026 wax naa leen Abu Amir du leen won mukk benn këyitu kër boo xam ne moom moo ko moom te it Abu Amir amoon na ci jamono ci ginnaaw ñu ay influenceur ay waxkat ñooñu la demoon fekki pour nu waxal ko sama xel dafay nekk ci sama mag jooju di Mati ñetti pom mi nga xam ne moo ko plaidé loon waaye leer na ma ni bu nit ñi ñëgu leen bu ngeen delloo tey ngeen ne nit ñooñu ani seen diggante ak Abu Amir dana lan ne diggante bi yàqu na lan moo koy waral mooy daf leen di dig loo xam ne du ko def mooy daf leen di promettre wala daf leen di engagé ci loo xam ne mu ne dina ko def finalement du ko def donc loolu mooy tax diggante bi yàqu boobu ak léegi nag maa ngi yoon ci lu bëri ba xam ne taluma woon waajooju mais nag tey comme que bi ma ko waxee ba léegi ne ko na indi mu won leen li nga xam ne mooy kayitu këram defu ko dafa mel ni coow li jaaree na fi fay man nag duma ko bàyyi mu seddee noonu dama leen di won yéen sénégalais yi la nga xam ne moo ma boole ak kii di Souhaïbou Sylla parce que wax naa leen ko fii saa su ne ma ni leen dafa naxoon Sénégal yëpp ba keroog DIC division des investigations criminelles bi nu ko jàppee dañu ko présenté comme Abu Amir Mbacké la waa DIC jàpp déféré ko entendre ko déféré ko placé ko sous mandat de dépôt man bi ma defee samay enquête man maa woo waa police ma ni leen ki ngeen jàpp ngeen placé ko sous mandat de dépôt sous le nom de Abu Amir Mbacké tuddul noonu Souhaïbou Sylla la tudd juddoo ca 1979 ma expliqué leen kan mooy waajuram yi lan mooy famille am ak lan moo tax mu di wuyoo Mbacké pour dóor sénégalais yi mais lan moo tax Abu Amir coow li ñëw yegsi ci plateau bi yegsi pénc mi déglu naa ko keroog mu leen doon expliquer ne la nit ñi ñoo def seeni projet bopp nit ñi ñoo ko jéem a taqale ak ay nit moom utiwul pour nekk xarit ak kenn moom yàlla jagleel na ko li mu koy jagleel dëgg la yàlla jagleel na ko xel bu rëy xel boo xam ne nag bu ko utiliser woon ci lu baax mën na cee teddeel ci ñi nga xam ne ay mbokkaam lañu mais nag tey en exclusivité film la bi nga xam ne daf ko defarlu ak waa Gelongal maa ngeeg documents yi maa ngeeg contrat yi maa ngeeg business plan yi ak projet yi nga xam ne moom la defoon parce que lii bu jàlloon
escroquerie lay def à grande échelle def ko sur le continent dugal ci nit ñu bari wax naa leen bu ngeen ma waxee waxu Pierre Goudiaby Atepa ma ne Abo Amir mi nu mu feeñoo ci Pierre Goudiaby Atepa waxoon leen ni Mactar Subatel promoteur moom moo ko indi te Mactar Subatel dafa amoon Mactar Diop dafa am ay relation yu genre fils ak père ak Pierre Goudiaby Atepa kon koo xam ne da nga ko considéré comme sa doom ku mu la indil ne la diw lii la da ngay considéré ni lu baax la indil munu doon xalaat ni benn yoon ni ab dóorkat la ko indil Mactar bi ma waxee wax ji bu ci mujj yàggul sax woo na ma nee na ma moom dëgg la reconnaître na ba ci police nangu na ni moom moo leen présenté moom moo présenté Abo Amir présenté ko ki nga xam ne mooy Pierre Goudiaby Atepa mais seen diggante après lan ca def moom xamu ci dara seen diggante bi nag lan ca def man sama bopp xamuma ci dara mais li nga xam ne moom mooy enquête permettre moom ma teg ci loxo waxoon naa leen waxaat leen ni man du Pierre Goudiaby Atepa moo ma invité ci coow li bi mu xamanteeg Abo Amir di demalanteeg Abo Amir di ko fen di ko gëmle ni Mohammed Ben Salman bu Arabie Saoudite moo ko soxloon pour mu def ko son conseiller spécial mu ne dafay jël Pierre Goudiaby moom ci boppam ndax xam na ay président africain pour mu nekkal ko son représentant en Afrique donc boobu man yëguma tinuma xaw ma woon li xew bii fi yàqoo laay doog a yëg li xew li waraloon nag bàcc bu gellongal ndem si yàlla bàcc jamanka yàlla na ko yàlla yërëm te yéexinu moom moo dem bi mu xamee ni ab escroc international lañ ko séqal parce que liggéeyloo na leen ñoom waa gelongal ci benn film boo xam ne moom la war a utiliser pour dem dóor ay nit mu gis ni xaalis bi mu leen dig joxu leen ko te lu bëri ñu def seen enquête ñu découvrir ni waa ji dóorkat la kooku moom a woo signalé ma li nga xam ne mooy existence su Abo Amir waaye quelque temps la ci def moom bàcc moomu yàlla moom bakkanam li nag spécial Abo Amir spécial pour nit ñi xam fan la coow li jógee may ñaan nag sénégalais yi nga xam ne yéen a may seetaan ci ngoon si ngeen partager vidéo bi ba le maximum de nit ñu jot si xeexaluma kenn jëluluma paaru kenn li may def mooy lan moo waral lan moo tax parce que ñii bu ñu defee seen film bi Abo Amir dafa waxante nag ñoom di leen fay 200 millions de francs CFA mu ne leen keneen ak keneen dinañ dugg ci affaire bi mais ay millions yu bëri la waa gelongal doon xaar waa gelongal boobu nag Abo Amir moo organisé li nga xam ne mooy tournage am moom ak xaritam bi nga xam ne mooy Cheikh Yérim Seck parce que Cheikh Yérim Seck wax naa leen moom ak Abo Amir depuis 2013 la ñu xamante ca kaso ba la nekk Cap Manuel am na beneen acteur bi ngeen di xam ne di ngeen ko gis ci biir série bi tey moom jël na ay distance am ak ki nga xam ne mooy Abo Amir parce que xam na ni moom it il était recherché benn tchadien la mbokk yi ma ñaan leen ngeen partager le maximum de sénégalais ñu mën a suivre vidéo bi ñu mën a def seen propre idée ñu comprendre ni ki nga xam ne ci moom la ñu rëcc moom mooy kan xabaabal tuuti encore wax la ni milliardaire bi amul kër biir Sénégal waaye milliardaire boobu moom la benn jigéen bu tudd Marie Diouf Diallo dëkk fii Ouest Foire ci turu milliardaire dóorkat bi la créé moom it organisation bu tudd la fondation Abo Amir di jël ay nit dajale ay nit di jël xaalis ci ñoom gëmloo leen ni nañ leen may kër yoo xam ne Abo Amir moom mooy ki leen di permettre ñu gagné loolu alors que ki nga xam ne moo leen di permettre ngeen gagné kër moom ci boppam amul kër maa ngi ñaan avec la complicité de la régie ñu may leen ngeen seetaan mais partager leen vidéo bi que le maximum de sénégalais ñu jot si am na intervention yoo xam ne anglais la bu ko defee bu ko jaree mën naa traduire tuuti la nga xam ne moom la beneen waa ji di wax ci anglais la ca des Cheikh Yérim Seck ak Abo Amir ci boppam ak ki nga xam ne mooy Pierre Goudiaby Atepa maa ngi leen di souhaiter une bonne séance de cinéma régie jëlal yëf yi. Hi, my name is Hussein Saleh. I'm the General Director of STAM Global Business. I'm actually in Dakar, Senegal, to visit my friend and brother, His Excellency Amir Abu.
He's a special advisor to His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, the Crown Prince and Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia. Son Excellence Amir Abo représente dignement, à travers l'Afrique et le monde, l'épaisseur, la grandeur et la densité de la personnalité qu'il a nommée. Vous, cher Amir, vous avez l'oreille, les yeux, l'amitié d'un des hommes les plus puissants au monde, qui est cher Mohammed bin Salman, le prince héritier, premier ministre d'Arabie Saoudite. Son Excellence Amir Abo mène une action ardue, une action efficace qui canalise l'apport de l'Arabie Saoudite en direction de l'Afrique. C'est une chance pour l'Afrique que quelqu'un comme vous puissiez être un peu la croix de transmission de ces aspirations africaines. If you are not close to him, you have a different perception and idea about his personality. But if you are close to him, he's human and you can learn a lot. Cheikh Al Amir, son Excellence, je ne peux mesurer l'honneur que j'ai de me retrouver aujourd'hui devant vous. Deuxième phase bi sénégalais ñu comprendre tuuti lan moo xew gis ngeen waa ji nga xam ne moo njëkk a taxaw nee na dafa ñëw Sénégal pour seeti ki nga xam ne xaritam la xarit bu yàgg xarit la boo xam ne nee na mooy le représentant mooy ki nga xam ne moo teewal fii ci Afrique kii di Mohammed Ben Salman mi nga xam ne mooy doomi buuru Arabie Saoudite dañuy xalaat ne moom mooy doon buur bi waa ji mu ngi wax ni Abo Al Amir boo ko jegewut doo xam ban façon ngi nit la comme ñooñu waa ji nga xam ne nee na xaritam la depuis fanweeri at la ko xam kii nga xam ne mooy sunu beneen xarit bi sunu beneen mag bi muy Cheikh Yérim Seck dégg ngeen li mu wax Abo Amir mooy représentant wu ponkal bii di Mohammed Ben Salman moo tax moom kontaan na ci témoignel ko keneen ki nga xam ne moo ci wax mooy Pierre Goudiaby Atepa waxoon naa leen moom naka la xamante parce que ñoom ñii ma leen tudd que muy Cheikh Yérim Seck que muy Pierre Goudiaby Atepa wax naa leen kenn ku ne mu xamante ak Abo Amir dégg ngeen ko nee na mbégte la ci moom mu xamante ak ki nga xam ne nee nañ ko mooy le représentant du prince Mohammed Ben Salman donc wax ni Abo Amir mooy le représentant prince Mohammed Ben Salman du waxi Kéwoulo du waxi Babacar du waxi tàppale Abo Amir moo organisé yëfam te gis ngeen ko image yi nga xam ne bu fekkee ne régime mën a delluwaat ci ginnaaw tuuti ba muy dalal xaritam bi di tchadien bi mu ngi koy dugal di ngeen gis ni photo yi ngeen xam ne moom laa leen wonoon fii ci Kéwoulo mooy Abo Amir bu ànd ak le prince Mohammed Ben Salman gis ngeen ko defar na leen mu taf leen ci mur bi déedéet régie du lii dama bëgg ngeen delluwaat bu muy ànd ak xaritam ba ñu mu tapoté ko teg loxoom ci mbàgg bi ñuy dugg ci biir kër gi di ngeen gis ni image yooyu ci biir kër gi di ngeen gis ci affiche yi Abo Amir mu ngi defar ay tableau ay photo yu mag yoo xam ne moog le prince Mohammed Ben Salman ñoo ci nekk voilà gis ngeen ko fële ci kaw foofu muy joxoñ gis ngeen photo yaa ngi noonu donc du loo xam ne Kéwoulo moo ko inventé du loo xam ne Babacar Touré moo ko inventé kon bu taxawee mu ni dañoo jël ay photo takkale ko bu mu xamuñ ci dara ba léegi waxi tàppale la mais ma bàyyi régie nga joxaat gars yi ñu seetaan comme film rek lancement la il faut ñu defal leen introduction bonne séance de cinéma. I said in my introduction, I'm here for business, sir, but I'm here also for family visit, to visit my friends. We spend a lot of time on phone, WhatsApp. We share a lot of also the message because how much is very important for me. And that's why I decided to come physically and to see him. Alhamdulillah, we spent about Istam Global Business. We are partner with
a lot of companies around the world, especially in Saudi Arabia, with public investment fund in Saudi Arabia. So many people know, and as well Aramco. And we start a lot of project with Atepa Group, is in Senegal, so it's also known around the world. We have the long list of projects. In Saudi Arabia, we have a satellite, Najma satellite. We initiate this with His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman. And as well, we have Expo 2030. We initiate also the big project for this big event. And as well, we have in Africa, especially in Sierra Leone, we have Lingi Bridge. We have also in Senegal, Smart Island. That is also our favorite project in Senegal. And also we have, for example, the new city in DRC, Republic Democratic of Congo. The name of is Kitoko. This is a smart city as well. This is new. And as well, we have in Chad, and so on. Man la Amir Abo, le président Stam Global Business, mais aussi du conseiller spécial de His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud, Premier ministre Prince héritier d'Arabie Saoudite. Di wax ne kontaan naa trop ci sama gan gi Hissène di ko xamante ne recevoir ko fii Sénégal daf may neex trop ndax lii ñu am man ak moom ak liggéey bi ñu seq te nga xam ne jot na ko leeral fii ñu seq ko ak gouvernement Arabie Saoudite pour jàppale Afrique ku am solo la ba noppi ñu seq business yu bari ndax. Il faudrait que l'Afrique fasse une relecture de ses relations internationales avec le monde entier. Et c'est là où, dès que j'ai connu Monsieur Amir Abo, qui, comme chacun sait, est conseiller spécial de plusieurs princes dans les pays arabes, mais plus particulièrement du prince Mohammed bin Salman, je lui ai dit, cher Amir, vous avez un rôle extraordinaire à jouer. L'Afrique se cherche. Il faut donc, comme dirait Senghor, une relecture de nos relations internationales. Et là, vous tombez à pic. Que Sa Majesté vous ait choisi pour servir de relais avec les pays africains est quelque chose d'extraordinaire. Nous allons tout faire pour que vous puissiez nous accompagner et que nous aussi nous puissions vous accompagner dans ce challenge que vous a donné Sa Majesté MBS, comme on l'appelle affectueusement. Donc, je suis encore une fois très heureux de pouvoir collaborer, de pouvoir travailler, de pouvoir mettre les intelligences ensemble pour le bien de l'Afrique. Et que ce soit un fils du Sénégal qui ait été choisi pour ça, mais ça nous réjouit encore plus, nous Sénégalais. C'est toujours un très grand plaisir de voir son excellence Amir Abo, conseiller. Régie baax na ñu éclaircir la lanterne de ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan tey ce soir ñu mën a comprendre finalement gis ngeen ko Hissène moomu xaritam la complice am la ab dóorkat la boo xam ne jógee Tchad ñëw ànd ak Abo Amir contrairement li mu wax dinaa leen woon ay image fii tey Abo Amir nee na am na comment il s'appelle global business xam nga nu ñu koy waxati Stam global business nee na mooy bureau am na ko Riyad nee na am na ko feneen am na ko feneen am na ko feneen du leen woon fenn représentation yii mu tudd lu dul ay tappale benn moo fi nekk mu ngi immeuble Uno ci 2 voies Liberté 6 bi ci 2e xam nga 3e xam nga 4e étage boobu benn jigéen moom moomoon bureau bi moo ko jëlal mooy Fatou Ba boobu muy wax ñaareelam wax naa leen fii kaw situation Fatou Ba mais ki nga xam ne mooy assistant bi nga xam ne mooy nekkoon seen assistant foofu Maktar la tudd Maktar Ndiaga moom it
danaa wax si moom parce que nee na buñ ko tudd fenn dafay xaar ba ñu tudd ko buñ ko tuddee daf ñuy porter plainte parce que moom Abo Amir ak i jabaram moom ay c'est comment on appelle il était leur employé il n'est plus leur employé te moom du ci waxati du ci tudd mais mu ngi xaar ba ñu tudd ko mais nag dafa am lu wolof wax nee na ku dee ci marché yaa tàggee sa bopp dara du ñu tere ñu wax Abo Amir ak képp koo xam ne tourné nga autour de Abo Amir parce que pendant ces temps ñun dañu am ay image dañu collecté ay information dañu am ay affaires yu bëri am na yoo xam ne dañu koy publier am na yoo xam ne dañu ko publier image yi ngeen di gis nag Abo Amir ànd ak Atepa dafa ñëwoon ci kër Pierre Goudiaby Atepa parce que attan na leen wax ni lii résidence am la këram la du benn dëgg kii kër Atepa la dafa ñëwoon di ko seeti encore moom moo ànd ak caméraman yi moom moo ànd ak ñi koy tourner film pour ñu ñëw ñu jël li nga xam ne mooy témoignage yu Atepa muy wax lu baax si moom photo yaa ngi nii photo yi ngeen xam ne am na ñenn ñi si yéen yónnee nañ leen ko parce que moom nee na du benn dëgg photo yi mosu koo gis mosu koo laal foog naa ni ku continuer di weddi wala di gëm Abo Amir sa affaire la image yi jardin bi ñu doxantu kër Pierre Goudiaby Atepa la kër gu ma xam bu baax mais comme ni ma leen ko waxee saa su ne Pierre moo nekkoon l'objectif ñu dóor ko ñu sàcc ko nax ko à travers moom fexe ba duggante yeneen nit ñi nga xam ne ay relation lañu ak ay xaritam pour asseoir seen escroquerie donc moo taxoon mu defar film bii bu fekkee ne Pierre Goudiaby xamul Abo Amir xamul nu muy fonctionner kii di Cheikh Yérim Seck mi nga xam ne ci moom témoignage am moom le grand intellectuel moom miy wax ni xam na lépp moom mun na dugg fu ne te wax naa leen ni moom kenn mënu ko ragg ba mu set parce que xam na ni kii muy Abo Amir ab sàcc la ab escroc la parce que moom ak moom ñoo bokkoon kaso fële ca Cap Manuel booba kii di Abo Amir dafa dóor benn waay bu tudd Cheikh Thiam ak rakkam bijou comment on appelle grain xaw ma écrin d'or la bijouterie bi tudd mu ngi Sandaga ku dem fekk leen kookoo ko taxoon a dugg ci kaso bi foofu la xamante ak ki nga xam ne mooy Cheikh Yérim Seck naka nga mën a xamante ak ni 2013 mu nekk ci kaso bi ñu la sàcc la escroc la nga génn tey ànd ak moom ñu lay filmer ngeen teg seen deal teg seen plan parce que Pierre Goudiaby Atepa fu mu jaar ak Abo Amir yëpp wax dëgg yàlla ko waxal sa travail ba mel xaw ma ko ñaata la jël ci moom xaw ma ko parce que Pierre Goudiaby Atepa waxuma loolu mais lu wóor mooy Pierre Goudiaby mu ngi doog a découvrir Abo Amir ngay sénégalais ngay africain comme ni ma ko waxee ci jamono jii ñu toll ñu ne le futur homme le plus puissant en tout cas d'Arabie Saoudite et de l'Arabie certainement dafa jël kenn koo xam ne sénégalais la mooy conseiller am ba pare ne leen c'est le conseiller de plusieurs rois et princes d'Arabie mu ne na xaritu prince su Qatar la prince su xaw ma fan ak fan ak fan moom laa leen ne kooku ku mu jàkkaarloo ñu jox la loxo da nga ànd ak moom mais dinaa leen jox témoignage dinaa leen woon ay photo dinaa leen woon ay image dinaa leen woon ay nit ñoo xam ne keroog bi ñu dajee ak ki nga xam ne mooy Abo Sylla mi keroog la seen àdduna yàqu régime bàyyaat la nga delluwaat sénégalais ñu nekk seen séance de cinéma. De pouvoir collaborer, de pouvoir travailler, de pouvoir mettre les intelligences ensemble pour le bien de l'Afrique. Et que ce soit un fils du Sénégal qui ait été choisi pour ça, mais ça nous réjouit encore plus, nous Sénégalais. C'est toujours un très grand plaisir de voir Son Excellence Amir Abo, conseiller spécial de Son Altesse Royale, le Prince héritier Mohammed Ben Salman, Premier ministre d'Arabie Saoudite. C'est d'autant plus un honneur de voir Amir Abo, Son Excellence, qui représente l'une des personnalités et au cœur des bouleversements du monde contemporain. La donne géopolitique la plus importante de ces dernières années, c'est l'érection brutale de l'Arabie Saoudite comme étant une superpuissance mondiale sous la direction éclairée de Son Altesse Royale, Mohammed Ben Salman, Prince héritier d'Arabie Saoudite, Premier ministre, qui a fait l'honneur à notre compatriote, Son Excellence Amir Abo, de l'élever à la dignité de conseiller spécial. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour rendre un hommage appuyé au grand frère de Son Excellence, le conseiller spécial Cheikh Amir. Je veux parler de Son Altesse Royale, Cheikh Talal, des Émirats Arabes Unis. Un personnage légendaire,
dont la personnalité qui est au cœur de la géopolitique et de la géostratégie mondiale, son Excellence, son Altesse royale, le prince héritier Mohammed Ben Salman, Premier ministre d'Arabie Saoudite. mbokk yi ki mooy His Excellency Amir Abo Al Sultan. film bi ngeen gis film bi moom moo nan nekk élément bi nga xam ne moom la ñu waroon a jël yónnee ko ay président africain yónnee ko ay xarit ay boromi xaalis ñoo xam ne xam nañu Pierre Goudiaby Atepa pour que bu ñu leen présenter film bi ak photo tàppale yi ñu leen woon gars yi daal di jël seen xaalis jox ko Abo Amir wax naa leen waxati leen ko kii di Hussein benn tchadien la dégg ngeen ko nee na moom mooy le représentant wu tel moo yor bureau bi tel moo yor bureau bi amul ci benn bureau ci benn monde ci àddina bi fu ñu leen di yóbbu woon leen ni am nañ fa bureau benn bureau Stam Global moo fi nekk mu ngi fii Liberté 6 ci bâtiment UNO bi ci kaw benn ku jigéen moo ko jël jigéen bi mu ngi tudd Fatou Ba boobu ak léegi gisuñu ko Fatou Ba it wax naa leen ko fii moom moo am ñetti kër yoo xam ne jëkkëram moo ko moom parce que jëkkëram mu ngi dund mu ngi États-Unis benn kër gi Sacré-Cœur benn kër gi mu ngi Liberté 1 beneen kër gi mu ngi Saly Portudal foofu la Abo Amir di dem di gëmloo nit ñi ni am na ay kër Sénégal ma ne leen c'est le seul milliardaire boo xam ne amul ñaar dërëm léegi nag ku mu neex nga gëm ko ku mu neex nga topp ko ku mu nekk yow yaa xam mais Abo Amir yorul ñaar dërëm kooku dama koy wax ngeen dégg ko léegi ki ngeen xam ni moom mooy le conseiller spécial du roi Mohammed Ben Salman gis ngeen ko it moom mooy le conseiller de plusieurs princes comme ni ñu ko waxee du leen booy waxam soit mu jox Mati Trois Pommes soit mu woo keneen ak keneen ne leen plaider leen ma wala moom ci boppam bu mu amulee xaalis bu mu fay kenn mu ñëw mu toog ci boppam mu def vidéo kooku ni mu naxee Pierre Goudiaby Atepa naxee na ko nit ñu bari noonu lañ certainement ñu présenté ko comme ni Ousmane Sonko ñu ne ko diw lii la nga xamante ak moom foog ne yaa jàpp ci dara fekk jàppoo ci dara parce que Abo Amir en fait c'est un trompeur de classe exceptionnelle déglu naa à plusieurs reprises tudd na ay nit yu bare tudd na sax ba tudd ay policiers lu mu seq ak policiers man xaw ma loo xam ne man gënuma kenn mais gënuma du ma plaidel kenn ci loo xam ne xaw ma ko du ma jël damay dégg sax ñenn ñi ñu ne dafay défendre Atepa défendre ma kenn damay wax li nga xam ne mooy sama dëkk donc won naa leen li nga xam ne moom la préparé woon mooy vidéo bi nga xam ne vidéo dóor la dégg ngeen ko mu ni am na partenariat ak ay affaires yu bari am na partenariat ak groupe Atepa au Sénégal am nañu ay projet Congo am nañu ay projet ainsi de suite wax na projet boo xam ne man xam naa ko mooy le projet Kitoko sénégalais yi c'est pas un secret de polichinelle wax naa leen ko fii à plusieurs reprises Pierre Goudiaby Atepa dama mësanoo nekk son conseiller spécial ànd naa ak moom liggéey nañu ci ay affaires uti nañu ay comment on appelle ay fonds d'investissement pour nu jàppale ko ci projet yi mu am projet benn mooy projet wu Kitoko benn cité nouvelle la benn dëkk bu bees boo xam ne moom la Pierre Goudiaby Atepa war a créer fële ca Congo Kinshasa Kitoko en lingala mooy lu rafet mooy dëkk bu bees la dëkk bu rafet am na projet boobu depuis 2019 wala boog avant 2019 en tout cas man 2018 laa ñëw ci Pierre Goudiaby Atepa maa ngi yoon di liggéey ci projet boobu ñu ngi yoon di jéem a uti ay investisseurs yoo xam ne dañuy def seen xaalis ci projet boobu donc Abo Amir bi ko Pierre Goudiaby di xam en diggante 2022 la jóg 2023 donc projet boobu moom du ci dara mais gëmloo na ni Pierre Goudiaby Atepa ni ki moom ak ay partenaires arabam mais certainement gëmloo ko ni Mohammed Ben Salman dina ci investir xaalisam pour projet bi dem moo tax léegi dégg ngeen ko ñu ne ñoom ñu ngi liggéey ak le groupe Atepa ñoom moom projet bi beneen projet bi nga xam ne xam naa ci dara mooy Linguère Bridge benn pont boo xam ne diggante aéroport aéroport Freetown la mu traversé géej gi mu dem Linguère loolu projet Pierre Goudiaby Atepa la bu mu koy dessiné bu mu koy tracé Abo Amir du ci dara du ci lenn ay fen la li ñu fi wax tey déglu naa leen it
mu ngi wax ay projet Tchad ak ay projet kii mais waa ji taxaw nii di wax muy Hussein xaritam bi di tchadien bi tey jii boo demoon ngeen jàkkaarloo ak moom ngeen ne ko waxal ci Abou Amir dana naan sori leen ma ak seen micro waa ji mënutuma waxat ci moom parce que ay dóor la bi dóor bi foiré liñ ñu doon ay noon kenn ku ne ci ñoom dégg ngeen ko kii di Abo comment il s'appelle seen xaritam bi nga xam ne mooy Cheikh Yérim Seck wax naa leen ñoom ñaar ci kaso bi lañu xamante 2013 dégg ngeen ko tey lu mu leen di wax nee na Cheikh Yérim Seck maa ngi wax ba nga tontu ma ci benn kaddu rek nga xool maa ngi ak say vidéo yu may génne ah man Babacar Touré de à part seen waxi tàppale naan duñ ñëwati France ak dañ ko dàq France duñ leen génnee këyit duñ leen won lenn parce que man du ma ñoom duñu man du ma dem fi ñu dem du ma wax lu ñuy wax du may fréquenter ñuy fréquenter yi ñuy def du ma ko def donc man mënuma waxal dara lu dul wax ni Babacar dafay fen par contre Cheikh Yérim Seck le grand intellectuel bi nga xam ne moom la woote gis ngeen ko moo tax mënu la gëmloo kenn ni il n'était pas complice parce que nit koo xam ne xamuloo ko doo toog nga di ko tàgg-tàgg yi te ma wax leen ni encore que xam na ko parce que ñoo nekkandoon ci kaso bi en 2013 donc kooku mënuloo wax ni xamuloo ko mais nga am fitu jàkkaarloo ak sénégalais yi taxaw ñu di la filmer parce que xalaatuñu mukk ñoom ni film bi dina nekk dans le grand public dinañ ko wonee nii donc mu won leen ni y avait une entreprise à défaut d'être une entreprise criminelle en tout cas une entreprise délictuelle une association de malfaiteurs pour dóor ay nit Hussein mi dootul waxati dégg ngeen Abou Amir Cheikh Yérim Seck maa ngi gis benn dagg boo xam ne sama jigéen bii di Aïssatou Diop Fall mu ngi koy laaj ne ko Abou Amir mu ngi wax ci yow mu ne wa ilaa yow mi di du tontu Abou Amir parce que xam na ni Abou Amir jaay sa rouleau la Abou Amir fu mu toll lépp lu mu am ci doomi aadama dina ko génnee te du am dara lu mu ci rëcc du am dara lu mu ci reculer du am dara lu mu ci dellu ginnaaw parce que foofu la toll li nga xam ne liggéey na ko sur des années escroquer ay nit nax ay nit jël xaalisu nit foog ne vie am day changer te gis na ni loolu lépp dafay dem ci ndox mi moo tax tey ñëpp ñu nekkoon ay complice am bu ñu ne pirip li waa ji naan bu ngeen ne pirip mu jël yëf yi teg ko ci taabal bi moo tax nag ñoom duñ ci wax lenn Abou Amir damay delluwaat ci moom maa fi toogoon ni leen 2014 gannaaw bu mu génnee ci kaso bi dafa takkoon benn xale bu jigéen boo xam ne mu ngi fii HLM 6 mariage bi mu mel ni mariage yu jinne képp kuy ndaanaan ci réew mi ñëw nga fa Pape Diouf moo woy soirée ba Mbaaco Njaay mu ngi yoon ci soirée ba képp koo xam ne ndaanaan nga yaa ngi yoon ci soirée bi bëgguma génnee yenn image yi ci kii bi waaye avec la complicité de la régie parce que man maa leen waxoon fii ne leen dafa ñëw takk ab jigéen nax ko ñu présenté ko ni kii Amir Abo Mbacké lu tudd te milliardaire la jigéen bi ci kanamu ñëpp mu may ko 10 millions bi mu demee mu récupérer la ca des famille bi am na ñenn ñoo xam ne wax naa ak ñoom ñu ne ma déedéet du 10 millions 5 millions la ko joxoon finalement fi wananti mujj ak gëtam neexut mais waxoon naa leen nit ne leen dafa takk xale bu jigéen bi yóbbu ko ci kër fële ca Almadi mu ni ko këram la xale bu jigéen bi nekk fa moom mu dem Arabie Saoudite di def ay dóoram balaa moo ñëw huissier moo génnee ko jigéen kii parce que xamal nañ ko ni ñetti weer yaa ngi nii yoo xam ne Abou Amir fayul luyaas ci kër gi ñu daal di ko génne mu ñibbi kër papam ak kër yaayam image bii ngeen gis nii image bu illustré oto bii nga xam ne moom laa leen waxoon ne moom la ko jox may laaj régie parce que kanamu ku jigéen kii moom bu gisee photo dina xam ne photo am la mais flouté nañu kanamam de sorte que le grand public bañ koo xamee may ñaan régie nga def zoom ca la nga xam ne moom laa waxoon sénégalais yi ne leen daf ko may oto boo xam ne daf ci bind madame Mbacké sénégalais yëpp mun nañu lire ni Babacar Touré lu mu leen wax lu ne du amul lenn luy tappale gis ngeen ko madame Mbacké Amir Sultan oto bii daf ko jox ku jigéen ki keroog bi nga xam ne ku jigéen ki dàq nañ ko ci kër gi ko waa ji bàyyoon bi mu ñibbisee boromi oto bi ñëw na nangu si oto bi am na yeneen image yu oto bi comme ça mu gën nekk plus illustratif ci li ma leen di wax am nga beneen image yu oto bi nga xam ne oto bi dafa nekk ci public bi boobu boromi oto bi ñëw na mu ni Abou Amir dafa loué oto bi ne da bi mu loué oto bi ba tey fayu ko dafay daw ak otom
mu ñëw fekk oto bi ci ku jigéen ki alors que dafa gëmloo ni ku jigéen ki mbokkam yi taxaw ay dëkkandoom yi taxaw ay xaritam yi taxaw ay nawlam yi taxaw ay noonam taxaw huissier ñëw na nangu oto bi parce que nee na Abou Amir dafa abbu oto bi ba pare delloowul fayul xaalis moo tax ñoom ñu ñëw ñu nangu oto bi waa image bi la régie mën nga génnee image bi comme ça sénégalais ñu xam ne lii ma leen wax ci Abou Amir am na yeneen yu bari yoo xam ne dinañ ci yegg mais sénégalais yi voilà noo bu ko def kii bu ko zoomé bàyyi ko mu nekk ci position normale comme ça sénégalais yi gis oto bi nga xam ne moom laa leen doon wax parce que noonu la naxee nu mu naxee ab jigéen ba takk ko yóbbu ko ci kër ay nawleem toog ay mbokkam toog Sénégal devant tout le Sénégal mu def ko noonu keneen ku mu ñëw yegg si ànd ak ay nit wala oto baa ngi nii keroog nii lañ ko décoré bi ñu koy présenté fële ci HLM 6 di ko jox ku jigéen ki Abou Amir ndeke oto bi daf ko loué woon ba ca mujj bi ku jigéen ki ñëw nañu nangu si oto bi beneen encore parce que mun na ne seen photo yi tàppale bopp ngeen yor régie dama bëgg nga wone Abou Amir fu mu nekkee kanamam fu mu nekkee ak jabar ji mais jabar ji floutal ma kanam gi mais moom nga woon ko sénégalais comme ça comme nee na dañuy dox ci preuve rek voilà Abou Amir a ngi noonu mun nga def zoom ci kanamam parce que mun na bañ a ne keneen ngeen jël du man Abou Amir a ngi noonu ak ni ñu koy waxati ak ceet bi ci biir oto bi donc waa ji moom mooy mun nga dézoomer waa ji mooy dóorkat bi nga xam ne moom moo taxaw tey mu ne sénégalais yi moom am na ay milliards yu mu mën a indil Sénégal moo ne sénégalais yi moom am na ay possibilités jàppale réew mi moo taxaw Sénégal ne enregistré na diw moo bëgg a génnee Sénégal ci ay infrastructure moo xam loo xam ne bu ko waxee tey Sénégal mu dugg ci guuta kii moom mooy Abou Amir mais dinañ ko mayaat encore dama koy ñaan ngir yàlla wala mu dem ci yeneen journaliste fii nga xam ne mooy bureau yi mu leen wax voilà yii nii mooy yeneen image yoo xam ne dafa ni woon carrément ni kii vraiment kii c'est un homme dangereux parce que gis ngeen photo bii nekk à droite mooy photo originale Mohamed Ben Salman mu ngi toog ak Macky Sall photo bi nekk ci gauche bi Mohamed Ben Salman mu ngi toog ak Abou Amir mais li ci grave mooy le drapeau national mooy la nga xam ne président de la république rek lañ koy defal xool leen photo yi xool leen posture roi bi ni mu toogee Abou Amir dafa am ñu ay complice ak ñi muy liggéeyal ñoo xam ne photo bu ko neex mu def ci lu ko neex lii la jël di ko wone mais naka la ñu mën a comprendre moom du président moom du dara naka lañ ko mënee taajal genre toogaay bu mel nii mais photo yu mel nii yu bari la mu jël ko monté ko def ko këram ku ñëw ku ne nga foog ni nit ku important nga fi nekkal parce que nit ñi xalaatuñu ni lii c'est des photos officielles lors de visite officielle naka lañ ko mën a defalee ab simple conseiller comme ni mu koy waxee mais ngeen sénégalais yi bàyyi xel ni Abou Amir mën na nax ku ne comme ni mu naxee ñii comme ni mu naxee xale bu jigéen bi comme ni mu naxee Pierre Goudiaby Atepa bëri na yeneen dossier yoo xam ne ñu ngi ak moom mais lii nii lancement la buy ne prip ñu génneel ko yeneen ñu jàkkaarloo ak moom tey bëgg nag ñi nga xam ne ñooy ay supporteram ñu xool yi xalaat ni yii du loo xam ne dañ ko mën a inventé yii kenn forcé wu ko kenn takku ko kenn toogloo ko moom moo toog def filmam bi nga xam ne filmu dóor la mais xalaatul benn yoon ni film bi dina mujjee nekk suñu loxo mbokk yi lii mooy li ma leen indiloon tey ci kaw Abou Amir Al Sultan His Excellency comme nee nañu loolu lañ koy iñaane mais His Excellency boo xam ne ci ay dóor la ci ay sàcc wax dëgg yàlla nañ ci yàlla musal di wax sénégalais yi yëpp ñu moytu fu nu gisee waaj yi nañ ko daw nañ ko moytu parce que dafay naxee naxkat la tappalekat la ab escroc la lii mooy mbokk yi li ma leen indiloon tey ci ngoon si di leen ñaanal jàmm ba beneen yoon incha allah jërëjëf